asalaamaaleykum mbokk sénégalais yi nekk fii ci àddina bi yéen ñi déglu ci rajo defaral suñu bopp mbokk yi tey dañoo ñëw indi beneen question boo xam ne wax dëgg yàlla bés yi yëpp nit ñi ñu ci posé question muy mbirum sanatoria boobu ñuy wax di ka ngurumtu te dara leerugu ci ñi nga xam ne dañ leen ooye demandeur d'asile dañ dëkk ci camp yi dugg ci géej gi ñëw Italie te wax la ñu xaw fee sakkan macha allah ñooñu suñ doon def sanatoria nan lañ ban taxawaay lañ ci am dañ ci mën a am ak tamit suñ doon def sanatoria ndax ñoom dinañ ci bokk wala déet question bi wax dëgg yàlla jot naa ko plusieurs fois nit ñi laaj nañ ma ci ndaxte nag mu nekk nag ay hypothèse rek lañ ci mën a tontu parce que xam ngeen ne loolu ñuy wax sanatoria bi dara leeragu ci ndaxte ñoom comme ni ma ko waxee bërki démb ay député ñoo proposé loolu ñu ngi toll ci étape bi nga xam ne lañ koy caytoo balaa ñu koy mën yóbbu ci biir assemblée bi bañ def ko loi wax dëgg yàlla mën na nekk lu bañ a gaaw waaye nag lii nag suma xalaat dong la yàlla rek a xam xanaa di wax yéene bi mooy pour ñun yéene la dong la rek mooy yal na yàlla def mu gaaw génn question bi donc mbokk yi mooy ñi nga xam ne dañ fee nekk jaar ci géej gi ñëw nekk ci camp yi am nañ ci sax ñoo xam ne am nañ permis de séjour pour 6 mois ñooñu su sanatoria bi génnee nan la ñuy def ndax dañ ciy bokk wala déet mu nekk nag question bu xaw a doy waar mbokk yi leen rek laay njëkk a tontu ne sanatoria wax dëgg yàlla saa yu amee képp ku fi nekk ci dëkk bi te amoo permis de séjour définitif te li nga xam ne sanatoria bi moom la ñuy laajte war nga cee mën a bokk nga nekk demande d'asile wala nga bañ koo nekk mais nga nekk ci réew mi rek te amugoo séjour war nga cee mën a bokk lii nag suma xelaat dong la ndaxte ñoom ña koy togg ci biir assemblée bi waxuguñ dara te génneguñ ko donc ñi nga xam ne daal ñu ngi ci camp yi dafa waroon sax foog naa ne sax ci suma xelaat moo dina ñoo di togg mbir mi ci camp yi soo watul dinañ leen ci cëral lu bëri ndaxte suñuy wax ne 400,000 wala 500,000 wala 600,000 personnes ñoo nekk Italie te amuñ kayit ñëpp xam nañ ne demandeur d'asile yi li ci ëpp ñoom lañ ñoom donc am na li ci gën doy waar sax moo di ne ñoom ñu ci bëri permis de séjour provisoire lañ am na sax ñu ci am carte d'identité ak codice fiscale di liggéey teg ci di am ay busta paga ba am ay kudd te amaguñ permis de séjour définitif muy mbir mu doy waar mus naa ko fi wax ci sumay audio ne wax dëgg yàlla réew mi képp ku fi nekk di liggéey am contrat di ñu lay dagg ci sa bulletin de paie li gënoon rafet mooy ñu jox la permis de séjour même su fekkoon ne sax asile nga doon laajte mais su yàlla def ngay liggéey pour ndaxte sooy liggéey rek te ñi ciy liggéey ci xale yooyu bari nañ moo di ne Italie soxna la leen ñooñu dañ leen waroon oo rek teg leen ci yoon jox leen permis de séjour waaye loolu nag suma xalaatu bopp rek suma opinion personnelle la wax dëgg yàlla réew mi doxewul noonu parce que ñoom dañ ne ku demander asile am liggéey peut-être baax na waaye nag du permis de séjour pour travail lañ lay jox ndaxte yow laajte yoo ñaanoon permis de séjour pour travail yaa ngi ñaanoon permis de séjour pour asile ñu ci bëri nag sax dinañ may oo naan ñoom ñu ngi liggéey defal nañ leen contrat indéterminé lu tax joxuñ leen kayit
li tax joxuñ leen kayit mooy mbokk yi mooy problème boobu moo di ni ñoom nguuri Italie seen loi dafa considérer ne ñoom liñ demandé rek mooy asile politique te mbir moomu la ñuy laqar ci kon nag mbokk yi ma gëm am yaakaar rek ne sanatoria ci bokkoon su génnoon ñooñu nekk ci camp yi am naa yaakaar ne dinañ leen ci cëral lu bëri ndaxte ñoom ñu ngi ci réew mi ba pare te waa réew mi xam nañ ne ñu ngi ci réew mi ndaxte ñii jox nañ leen permis de séjour provisoire bu 6 mois ñii jox nañ leen carte d'identité ak codice fiscal am na ci ñeneen ñoo xam ne nag wax dëgg yàlla procédure bi ba dem cassation jeexal nañ ci ñooñu foog naa ne sax seen affaire mooy gën a gaaw parce que ñoom jàppuñ ci dara mais xam nañ ne ñu ngi ci réew mi foog naa ne tamit ñi nga xam ne yore nañ permis de séjour 6 mois te seen séjour jeexagul am naa yaakaar ne ñooñu tamit wax dëgg yàlla pour nguur gi laqar ci seeni mbir dina xaw a yomb wala ci mbir moomu ci quota bi nga xam ne nguur bi dina ko tëral mën naa am tamit ñu jox leen ci as cër pour que ñu mën a am permis de séjour pour travail xanaa rek damay dellu si wax en général comme ku sanatoria yi mujj te mu mel ni wax dëgg yàlla ñii di dugal loi bi na la critères yi amoon 2012 mu lañ bëgg a dugalaat moo di ne képp koo xam ne da nga ci bokk il faut nga am li ñuy wax employeur muy datore di lavoro ci italien ci demandeur d'asile yooyu wax dëgg yàlla comme ni ma ko waxee am na ñu bëri ñu ci liggéey di liggéey déjà ak contrat kon nag ñooñu demande employeur dina leen yomb parce que képp koo fa xam ne yaa ngi liggéey wax dëgg yàlla am employeur pour sa employeur demander la régularisation wax dëgg yàlla dina nekk lu yomb ñaareelu mbir bi ñu waxoon tamit moo di ne forfait contributi maanaam comme ñu ci bëri dañoo doon liggéey au noir ñu ne leen na ngeen fay ñetti weer wala juróom-benn weer ci contributi forfait demandeur d'asile yi nga xam ne nag ñu ngi liggéey wax dëgg yàlla am contrat am busta paga ñooñu liggéeyuñu au noir donc pour ñooñu su boobaa dina yomb ndaxte wax dëgg yàlla soo yoree COUD yore bulletin de paie kenn dootu la laaj nga fay forfait boobu ñuy wax forfait contributi nga xam ne 2012 6 mois lañ laajoon xanaa rek mu des preuve demandeur d'asile tamit wax dëgg yàlla preuve dina yomb ci ñoom preuve buy wane ne yaa ngi woon ci dëkk bi au moins 1 an parce que foo ne ku dugg ci dëkk bi ba nekk ci camp yi su fekkee ne sa 1 an mot na fi am na yaakaar ne këyit yu wane ne 1 an ñu ngi fi ñoom demandeur asile yooyu dinañ ko yore mais tamit nguur gi ñàkkul ne dinañ yore tamit këyit yooyu moins d'1 an wax dëgg yàlla mën nañ ko ci demandeur d'asile yi mais comme ni ngeen ko xamee demandeur d'asile yi wax dëgg yàlla ci at mi ñu passé génn ni bëreetul waaye ñàkkul ne am na ci mbokk yi ñoo xam ne biñ duggee ci réew mi motul 1 an wala biñ demandé asile ba léegi motul 1 an ba jox nañ leen 6 mois bi ñooñu ñàkkul ne ci loi bi ñiy tegal loi bi mën naa am tamit ñu comme ni mu ko waxee ñu am luñ cëral ñooñu nga xam ne preuve 1 an bi su fekkee ne yaakaar nañ ne motuluñ ko duñ leen ko tegal xanaa rek mbokk yi di wax ne troisième mbir waaw loolu mooy donc mooy contrat de travail muy contribution forfaitaire ak preuve ñooñu fa naa ne ci demandeur d'asile yi war na nekk lu yomb mu am nag beneen question boo xam ne wax dëgg yàlla dafa mel ni coono la ci ñi fi dugg sans kayit muy passeport parce que nag mbokk yi xam ngeen ne kon permis de séjour pour travail ku koy ñaan dañ lay laaj sa paasi réew xam naa ne problème bu bëri am na ci suñ mbokk yi ñu dugg ci gaal yi yegsi ci Italie ñu ci bëri yoruñ passeport te parfois suñ leen yónnee questura dañ leen di laaj seen passeport pour mën koo téye wala pour mën leen jox këyit pour mën leen jox permis de séjour pour travail
mu nekk nag difficulté yu bëri xam naa ne képp koo xam ne am nga ci passeport yàlla def tur bi nga joxe fii ci Italie ak date de naissance bi nga joxe fii ci Italie mu méngoog passeport ba nga amoon Sénégal fa naa ne jot na tamit nga dem toppatoo ko beneen problème bi ci nekk mooy ñi nga xam ne dañoo dugg ci réew mi joxe beneen tur bu bokkul ak tur bañ amee njëkkoon a am passeport Sénégal wala carte d'identité joxe beneen date de naissance boo xam ne dañ dugaloon Sénégal ak bañ dugaloon Sénégal bokkul ñooñu xam ngeen ne wax dëgg yàlla difficulté bu mag la xanaa su fekkee ne jaar nañ commission wala demaguñ wala yegg commission xanaa rek ñu ñaan leen xanaa liñ ciy jéem fi mu nekk nii mooy jéem a fexe commission wax dëgg yàlla changer dem demander commission ñu jox leen seen données de naissance yu leer yi nga xam ne moom lañ amoon Sénégal lii nag suma xelaat dong la am naa yaakaar ne peut-être ku fa jaar yooyu wax dëgg yàlla peut-être problème boobu dina réglé wu waaye nag li ci problème mooy am nañ ci ñoo xam ne ay sénégalais lañ biñ duggee ci réew mi dañoo joxe ne ñoom ay malien lañ wala Guinée Bissau te wóor na yàlla wax dëgg yàlla nekkuñ ko ba am na ci ñoo xam ne joxoon nañ leen ci këyit waaye su ñuy dem di renouveler dañ leen di wax dem leen seen réew ñu jox leen passeport te nag ku wax ne malien nga te mosoo dem taxaw Mali wala ku wax ne Guinée Bissau nga te mosoo taxaw Guinée Bissau xam nga pour am passeport yi dëkk yooyu day jafe ñooñu tamit seen situation wax dëgg yàlla gisuma awma ci xam-xam ban solution moo ci mun a nekk ndax données yi ñu joxe nationalité bi ñu wax ne moom lañ joxe fii tool li nga xam ne moom lañ nekk réellement kon nag kooku tamit beneen problème la xam naa ne ñooñu ñu daal wax dëgg yàlla il faut ñu mën a jël seen matuwaay parce que mënoo ñëw ne Italie Guinée Bissau la yeewu dem indi leen passeport Sénégal ne Ablaye ne Daouda nga tudd ñëw yeewu indi leen passeport waa Ablaye wax dëgg yàlla day xaw a doy waar kon nag liñ ci digga rek mbokk yi Sénégal wax dëgg yàlla ñëpp xam nañ ne trafic yi passeport ak trafic yi ay kayitu juddu dafa am di leen ci diggal rek gën ndaxte wax dëgg yàlla passeport bu jaarul yoon ku ko jox fii autorité waa Italie yàlla may na leen ñu xarañ ba nga xam ne dinañ mën contrôler ndax bu baax la wala bu baaxul te suñ gisee ne baaxul wax dëgg yàlla dañ leen di daan beneen bi moo di ne ay kayitu juddu tamit ñëpp xam nañ ne ay légalisation tamit ambassade ñëpp xam nañ ne am na marché parallèle ay yoo xam ne dañ cee nekk ca Sénégal loolu tamit mbokk yi wax dëgg yàlla lu ngeen mën a bu war la parce que defarlu ay kayit yoo xam ne jaarul yoon war ngeen cee jël seen matuwaay éviter ko ndaxte su duggee ci réew mi suñ ko caytoo gis non seulement mën nañ la ci daan waaye nag soo wutul lu nuroog kayit dootoo ko mën a am fii ci dëkk bi mbokk yi donc lii laa leen indiloon yéen suñ mbokk demandeur d'asile yooyu li leen di ñaan mooy dara leeragul bu ci kenn nax kenn bu ci kenn jaaxle képp koo xam ne yaakaar nga këyit yi war nga koo am surtout lu nekk ci passeport war nga koo mën a am dëgg yàlla da nga ciy jóg toppatoo ko léegi ndaxte sanatoria boobu ñuy wax kenn xamul kañ lay mot xanaa rek di am yéene ak di ñaan yàlla na ko yàlla gaawatal te gouvernement bi nga xam ne ñoo fi nekk ñu ñaanal leen ñu gën fee yàgg ndaxte wax dëgg yàlla ñoom de ñoo xaw a tane ñi nga xam ne ñoo fi njëkkoon nekk kon nag mbokk yi lii leeral biñ indi ci mbirum demandeur d'asile yi su yàlla defee sanatoria am na ban taxawaay lañ ci mën a am di leen wax nag lii ma wax ni ay hypothèse dong la dara génnagul tamit dara leeragul ci sanatoria boobu ndax dina am wala du am waaye nag comme niñ ko waxee rajo defaral suñu bopp day waxtaan ak yéen di ci caytu di indi waxtaan problème yi nga xam ne moom la ñuy jànkontol fii ci dëkk bi surtout nag ci problème yi këyit kon nag mbokk yi lii lañ indiloon
seen xarit Baye Diouf ci Milan ba beneen yoon jërëjëf.